naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa danga yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. jërëjëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ni ñu koy faral di defee dimanche bu jot ci waxtu wi ci seen émission Place de France l'émission politique de la rédaction de Sud FM Thiès tey jii mu ngi yemoo ak dimanche di juróom-benni fan ci weeru octobre ci atum 2013 il est 15h dans nos studios émission la bu nga xam ni nag dañuy dalal waaye kàngam yi nga xam ni ñoo nekk ci arène politique bi ci langue bi si diwaanu Thiès di si yëngatu bu baax a baax. ñu nemmeeku si nag tey jii gan goo xam ni moom la ñu am tey jii moo di Ndiaga Wade ku ni Ndiaga Wade sa xel dina dem ci APR fii ci diwaanu Thiès moom moo yore lenge yi si zone nord maanaam responsable politique la APR le parti présidentiel dans la zone nord waaye nag Ndiaga xamoon nañ ko ci ay fànn yu bëree bëri mu doon yore baatu askan wi ci dog-dogu courant yi rawatina mbokk mi nga xam ne ñoo bokk ci marché bi nga xam ni itam pàcc bu bëree bëri ci wàllu marché bi dañ ko jagleel waxtaan bi ndax kenn umpalewul ni musiba dafa leen a dal lu toll si fanweeri cantine ak juróom-ñaar du toll si téeméeri tablier yi nga xamee ni ñii di marchand ambulant yi daal dinañ ko cee ñàkk bi ñu jotee xayma bu jeexagul la des dizaines de millions la ñu waxagum ci li nga xam ne moom moo waral lakk googule nee nañ sax ñu ngi koy lu ñëtuwaay daal xel mën na jàpp ni lii di branchement clandestin maanaam ni ñu ko waxee rek benn compteur ci benn atelier lu toll si juróom wala juróom benn yi nit sàkku ci courant yooyu yëpp dinañ ci fas yéene waxtaanee Ndiaga tam nekk na ku nga xam ni kii moom itam dina yëngatu ci wàllum jongante si li nga xam ni def na ko benn yoon sax mooy xëccoo chambre de métier xëy na dana bokk ci ponk ci waxtaan bi waaye tam Olof Njaay ni tungu ne du teew ñu nataal moom lay mu ngi nii sama kanam ginnaaw bu ñu gërëmee Papa Gueye mi nekk ci wàllu xarala bi Ndiaga Wade asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay DJ di nuyu auditeurs Sud FM yëpp di leen remercier bu baax si déglu bi ñuy déglu tey di nuyu waa Thiès yëpp di leen sant di leen gërëm si déglu bi. waaw nañu koy faral di defee rek suñu amee gan defe naa ni tey jii la sa gulet ci Place de France donte sax dégg nañ ci rajo yu bëree bëri waaye day gan nga fii ci plateau bi di Place de France kan mooy Ndiaga Wade mën nga ñu expliquer tuuti maanaam sa bopp dina la jafe waaye itam jéemal rek. waaw Ndiaga Wade benn xale la bu dëkk Thiès nekk fi yàgg fi tamit am ay gëm ni moom si dëkk bi la dëkk war a taxaw joxe xalaatam si dëkk bi lépp lu fi xew muy bokk si liy doxal dëkk bi jàpp ni tamit koo xamante ni ku war a participer la si développement dëkk bi encore loolu moo gën a waral sunu jóg ak sunu taxawaay si yu bari si dëkk bi daal Ndiaga Wade daal mën na la présenter boppam comme noonu. Ndiaga Wade wala baatu askan wi rawatina ñi nga xam ni nag dañuy yëngatu ci wàllum ñaw ci marché bu mag rawatina yi nekk ci yeneen marché yi. daan lañ la dégg ci lu bëree d'ailleurs sax ñu bëri ci lañ la jëkk a dégg moom mooy dog-dogu courant yi nga xamee ni dafa lëmbaaje woon jamono ba ñi nga xam ne ñoo di tailleur yi def fi marche dem fa li nga xam ne moo di Senelec amoon ay yàqu-yàqu ba ñu jotoon la ci jàpp ci police waaw gën lañ laa dégg lan lu waral li ni mel ci wàllu woowule. waaw d'abord bala may tontu sa question boobu ma ñaan tamit marché dafa am sama mbokk tailleur yoo xamante ni ñu nekk ci LOA bi depuis bi lakk bi amee ci marché ba tey ñoom jotaguñu seen wàll ci courant bi boobu ba tey amul courant ça fait 2 jours 3 jours a ngi nii ñu toog liggéeyuñu te jël nañu ay commande jàmbur ñuy wax Senelec ak waa mairie bi nan leen dimbali ba ñu jotaat seen courant pour ñu mën a respecter commande yi di jël ci délai en temps quoi. ah dafa am maanaam ñoo xam ne ñii depuis incendie bi ba léegi amuñu courant. ba tey amuñu courant muy LOA bi. waaw woo naa ci maire démb waxtaan naa ci préfet mais ba tey daal courant bi mënagul leen fexe ba mu ñëw daal. lañ leen wax ni moom moo ko waral. waaw parce que bi ñu waxee dañ ni dafa am compteur yu lakk mais boo xoolee phase bi compteur yu lakk yi nekk ak côté boobu du benn parce que ci mbaaru ude bi la foofu amul courant te incendie bi mi nga amoon ci beneen LOB bi la amoon kon phase boobu normalement war nañ leen a mën a dimbali ba fexe ba courant dellu ci fa quoi. waaw mën nga tontu ci laaj bi. waaw comme boo gisee ñun ni ñu doon taxawee ci dëkk bi di wax ci affaire courant bi boo xoolee temps boobu ku ne gis na ni dëkk bi meloon ñun ay artisans lañu dañuy liggéey. te ñun suñu matière première mooy électricité ñëpp ku nekk yëgoon nga ko da nga daan toog suba ba ngoon doo am courant. ñetti fan sax léeg-léeg. waaw ay ñetti fan léeg-léeg looloo waraloon ñu summeeku futti suñu mbubb fàtte suñu lépp ni lii moom
tant que dañu fi dinañ taxaw di ko xeex ba mu courant bi dellu si normal lu ne nag dañ nañ ko si lu ne fekk nañ si lu ne gis nañ ko fi waaye Thiès ak dëkk bi jaral nañu lu ëpp loolu te bu amaatoon tey tamit noonu la ñuy defaat. bëgg naa tam nga dellu si waat ci lan moo la motivé woon maanaam lu ko waraloon jamono jooju parce que Ndiaga dañu ko doon gis fépp muy wax ñi ni kii dafa contre PDS rek ñi ni xëy na maanaam intérêt tailleur moo ko tax a jóg dem nañ sax ba jàppale ci police. waaw xam nga contre PDS kooku du wax. parce que man gëwma contre état si yenn yi mais seen doxalin lan contre woon parce que boo xoolee moment boobu dañ ñu doon wax chaque jour naa ñu Sénélec dafa am problème ma Sénélec bu amee problème te mosuñoo gis benn agent Sénélec bu am problème salaire ñu gis aussi ñuy jëndee moment boobu 6 milliards jëndee ko ay oto pour jox ko cadre Sénélec yi kooku boo bëggee wax ni Sénélec dafa am problème kooku mënuñu ko dégg looloo taxoon nag ñu ni comme ay artisan lañu si loolu lañu liggéey ñu nit loolu moo ñuy dundal ñu ni dañ futtiku nag lii parce que tamit dañ ni mbéjum karam boroom moo koy fajal boppam looloo waral loon ñu taxaw def benn mouvement bu mag muy regroupement des tailleurs man ma nekkoon ci bopp bi de profité ci occasion bi tamit di gërëm sama mbokk tailleurs yi nekk ci yeneen marché yëpp ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn nañ xeex loolu pour mu jóge fi lu ne nag daj nañ ko ci parce que tamit menace bu ne am na ci lu xamal ni suñu intérêt taxuñu woon a jóg parce que booba tamit bu fekkoon suñu intérêt moon taxoon a jóg kon dégg ni romb nañ fii bu yàgg waaye li ñu gëmoon booba gëm-gëm bi ñu amoon mooy lii arrangé wul Sénégal d'abord kon nañu déem a def tout ba mu jóge fii parce que tamit loolu yaakaar naa moo gënoon ci réew mi te moo gën tamit ci ki ko jiite woon temps boobu muy président Abdoulaye Wade. waaw balaa ñuy dellu soit ci étape boobu jàppoon nañu la ci police dama bëgg nga leeral parce que da nga ni hall bi marché bi dafa am hall yu am hall yu amul. am na ñu jot a dégg ni Ndiaga Wade dañ ko invité place de France parce que jot nañu def bande annonce bi ñu ni ñu daal Ndiaga na leeral parce que ñu ni place am na parce que moom léegi ci côté pouvoir bi la nekk mais ñeneen ñi amuñu dañu bëgg nga leeral foofu tuuti lan moo waral li ni mel. waaw xam nga ñi am courant marché bari na boo xoolee benn elo rek moo amul te boobu ba tey aussi ñoo ngi def démarche yi pour mu am parce que tamit bi ma woowee maire lim ñu wax mooy dafa am compteur yu lakk foofu mu wax ñu aussi nañu woo préfet ñu jéem a xool nan la ñuy def pour rétablir courant bi foofu mu ñëw en normal boobu ba tey tamit ñoo ngi ciy dox ñoo ngi ciy wax pour courant bi dellu si normal mais du question dañoo nekk si état lii du coupure courant musiba la bu dal ci marché bi ba tax lakk bi am ba courant yi dañ mais du loo xamante ni tamit bu fekkee lu ñu mën a defar léegi la négligence am ci dañuy taxaw tem ni nan ko defar mais xam nañ fi situation bi toll kon du ñu mën lu dul accompagner leen ba ñu delloo ci waat courant bi en normal. mais du li nga nekk ci wàllu nguur gi moo tax parce que ñoom loolu la ñu retal ci kanamu ay témoins fii donc nga leeral ni du ci kanamu li nga nekk ci côté nguur gi moo tax sa wàll am ñeneen ñee amuñu. waaw xam nga boo nee sa wàll am ñeneen ñi amuñu day mel ni. sama noonu lañ ko waxee daal. waaw marché bi boo xoolee 4 elo la benn elo moo si amul courant te man 4 yooyu yëpp man nekkuma si benn sax. nekkoo ci benn. waaw man maa ngi si côté jaxaaw bi foofu laa nekkee. kon xam nga ni kon du sama wàll moo am. marché bi si boppam 3 parties yi am na benn partie bi moo amul. waaw te man nekkuma si 3 parties yi benn si partie jaxaaw bi foofu laa nekkee. waaw kon ñi am bari na ñi amul nag li muy tuuti tamit ñooñu dañ leen a war a dimbali pour ñu am parce que tamit loolu. ci lu ay tailleur ay tailleur ñëw nañ ci yow est-ce que. waaw ñëw nañu wax naan nañu ñoo ngi wax boobu ba tamit ñoo ngi ci def ay jéego. waaw mairie bi lu ñu leen wax nii danañ andi courant parce que tabaski baa ngi ñëw jël nañu ay ñaw jàmbur am na ñoo xam sax jël nañu avance. waaw boo xoolee manque de volonté daf ci am parce que mairie bi aussi tamit boo xoolee courant bi ni mu demee ci marché bi mairie moo yor électricité marché bi. waaw parce que tamit ñun moom la ñu mën a interpeller pour mu wax ci mu defar loolu mais boo xoolee ba tey dafa mel ni négligence def ci am quoi parce que Sénélec mënul dugg directement ci marché bi parce que bi ma woowee démb daf ma waxal Cheikh Diouf ma wax Cheikh Diouf waa voirie ñoom ñoo war a taxawu loolu pour marché bi courant bi mën ci dellu mais boobu ba tey taxawaay ba sa war daal moom lañ defagul pour courant bi mën a dellu ci mais lu ñu teg seen loxo bi ngeen leen ko waxee dana ñëw wala du ñëw ak kañ lay ñëw su fekkee dina ñëw. waaw dina ñëw lan ñu wax. parce que tamit ñun courant marché bi saa yu musaan yàqu wala mu am problème mairie lan daan woo ñun amuñu kii ak Sénélec mairie lan daan woo ñoom ñoo yoroon électricité bi ñoom ñoo ko daan fexe nun ko defaree ba mu normal quoi. waaw mais tey cette fois-ci daal dafa mel ni côté kii bi moo leen gën a occupé seen bopp mais pas ñi amul courant ne daal mais mairie manque de volonté daal moo ci am actuellement. voilà ñu ñëw si Ali Kalaj ji ma wax naa ko léegi rek ba ñuy tàmbali kenn umpulewul ni musiba dafa dal si diwaanu Thiès rawatina marché bu mag bii nga xam ni guléet lu ñu mel am fii parce que de mémoire de Thiessois kenn musul fàttaliku incendie bu amee doole nii lu mat si fanweeri
cantine ak juróom-ñaar yëpp daal di dem nii naxasaay lu toll si ay des dizaines de millions ba léegi mënaguñ koo xayma ak lu toll ci 100 tabliers ñi nga xam ni mooy marché mbëkkante ñi daan nekk si daal di dem premier constat ban jàngat nga am ci jafe-jafe boobu dal ci d'abord li ñuy njëkkee mooy di masawu ñi mu dal waaw parce que ñi mu dal ñëpp suñuy mbokk lañu muy commerçant yi yor cantine yi di ambulant yi ñoom ñëpp suñuy mbokk lañu suñu waa kër lañu kon nag ñu ngi leen di masawu bu baax ci natt boobu dal seen kaw ñoom it ñu ànd see gëm yàlla bu wér a wér loolu sax tax na boo xoolee ñun bi événement bi am dafa fa fekkoon président Macky Sall waroon fee jaar di dem Taïba Ndiaye mais loolu tax na ñun ñuy remercier bu baax ministre Thierno Alassane Sall parce que dafa dagg cortège bi ni moom musiba bu mel nii du am Thiès mu ni day ñëw taxaw fii di tàccu ak a fecc naan dañuy tertu président loolu tax mu dagg ko ñëw ci marché bi si fekk sinistré yi fi nekk mu masawu leen taxaw leen baax fekk fa tamit gëm yàlla gu mat sëkk ku mel ni Moussa Diakhaté ñooñu ngi commerçant yoo xam ne seen place yëpp lakk na boo xoolee ñoom it ministre bi daanaka loolu moo ko ci gën a touché ñu am lu ni ndogalu yàlla la wax ci wax ju rafet ñu xam ne daal sénégalais yi daal nit ñu gëm yàlla lañu kon war nañoo xool nu leen di gën a taxawoo bu baax a baax. mi ngi àndoon sax ak maître Oumar Youm bi nga xam ne moo yore wàllu décentralisation ak wàllu collectivité locale yi. waaw parce que mi ngi ànd ak ministre parce que boo xoolee bi mu ñëwee li mu ñu njëkk a wax dani jour boobu conseil des ministres dafa amoon ci jeudi bi la veille nee na président li mu njëkk a wax mooy problème mu marché yi ak yàqu gi mu yàqu ak ni ñu ci war a taxawee ak ni fi maire yi war a jëlee seen i responsabilité nee na loolu la président njëkk a wax far ci guddi gi nga gis marché central la kon ñoom ñoo ngi doon dànkaafu lu mel nii ndax marché yi Sénégal yi ni mu mel ak maire yi li ñu ci war a taxawee lu ci bari defuñu ko pour ñu mën a taxaw daal marché yi bu baax a baax. waaw gis nañu itam dañuy faral di xaar toujours ba musiba am kàddu soog a jóg xam nga yaa ngi ni rek la veille. président Macky Sall ñoom donc muy état bi muy municipalité muy commerçant yi ñoom ñoo ñëwee seen bopp xamoon nañ ni lii mën na jur musiba ëllëg n'est-ce pas. alors est-ce que mën nga dellu si waat un peu sur organisation marché yi naka lay tëddee surtout marché bu mag boobu nga xam ni gis nañ ni loolu yàgg nañ koo wax mais dañu wéy. seetaan la wala. voilà boo gisee ma leeral la benn affaire marché bu mag y a 6 mois ngi nii fayuñu location taxe patente yi. pour mu leer seen bopp tey patente yi. fayuñu ko. lu tax xam nga lan moo tax fayuñu ko lii lan doon déplorer ni lii buñ ci jógul mën naa am ci marché bi looloo tax 6 mois kon maire kenn mënul taxaw ni lii yëguñu ko woon parce que 6 mois fayuñu location fii 6 mois fayuñu taxe patente yi fi war a am ndax di kaas pour lu mel ni jóge fi kon ñooñu duñu taxaw kenn warul taxaw ni yëguma ko woon. parce que tax na ay réunion yu bari am na ci man bokkoon naa ci réunion yu mel noonu liñ ci doon wax mooy marché bi désordre bi fi nekk nañ ko dindi mu commencé ci borom cantine yi d'abord mais gis ko yor cantine am jënne marchandise am ba teg ko ci kaw tali bi kooku teguwul fenn nga gis tali bu ñu defar ba pare nga gis ko jël pousse-pousse teg ko ci yooyu ay désordre la loolu nag li ko war a dindi mooy maire yi moo war a taxaw pour yu mel noonu bañ a am ci dëkk bi parce que dëkk boo jëm ambulant foo dem da nga ko fay fekk boo demee ba États-Unis am na ambulant kon kenn mënul wax ni ambulant du am Thiès loolu mënul nekk mais dañ leen a war a organiser boobu nag maire bi fi nekk ci dëkk bi moom moo leen war a organiser wutal leen fu ñu nekk ndax ñu mën a parce que tamit ay xale lañu dañuy daan seen doole ci dëkk bi la ñu bokk kon dañ leen a war a may chance wax leen teg leen foo xamante ni dinañ fa mën a daane seen doole loolu tamit amoon na place boo xamante ni dañ ni woon pour ambulant yi leen fay def boo xoolee ci ginnaaw marché Sam bi marché boobu ñu foo taxawoon bi ñuy defar marché bi foofu la ñu yóbbu woon borom kante yi bi ñu paree ñu ni foofu dañ fay yóbbu marchand ambulant yi mais lan moo tax yóbbuwul leen fa taxaw di xool di dagg place yi di ko jaay benn par benn ba mu jeex tàkk ba ambulant yi amatuñ fu nekk ñu ñëw taxaw ci kaw tali ñoo doon def loolu ñu doon dagg parcelles yi di jaay. waaw xam nga ñun marché bi lu fi am danaa responsabilité mairie la parce que ñoom ñoo yor marché yi parce que marché saa yoo fa tegee brique waa état municipal kii agent municipal yi di nga gis ku ñëw taxaw ni la lii ngay def lu tax kon lu xew ci marché bi xam nañ ko kon cantine yooyu buñ ko daggee di ko tabax boo xoolee gis tabax yu désordre moo fa nekk di ko tabax ba mu jeex ba tey amuñu fu ñu recaser ambulant yi ñëw taxaw ci kaw tali bi kon musiba boobu dañ naan musiba boo gis loxo mi ngi ci biir
waaw Sénégalais yi tamit il faut que ñu nangu waxante dëgg li war ci dëkk bi boo ko deful ba musiba yu mel ni am na nga jël say responsabilités te li ci gën a métti mooy lakk bi mu amee ci guddi gi man dama dem ñibbi 2 heures du matin 3 heures ñu woo ma ni ma marché baa ngi nag ma jug taal sama oto ñëw ci marché bi ma ñëwee fekk naa préfet taxaw gouverneur taxaw ci saa si foofu lañ commencé taxaw di woo maire mais mu préfet bu sonné ba si ak mu fay ko ñëwul mook ministre yi jóge Dakar ñoom ñoo extendoo ci biir marché bi kooku nan ngay dan lay joxe dëkk nga yilif ko taxaw musiba bu mel nii am ci dëkk bi nga tëdd di nelaw ba suba ga ci midi ngay doog a taal sa oto naan da ngay ñëw ci marché bi xam ne loolu ñun lu ñu naqari la ñun ñu nekk waa marché parce que tamit ñun buñ ko falee di ko fay suñuy juuti et cetera pour mu taxawuñu la. juuti kay fayatu leen kon. parce que juróom-benn weer ngi ni ngeen. waaw doo leen fay. waaw li tax fayuñu ko lii moo taxoon. waaw parce que ñun tamit. au moins boo gisee marché ñi nekk secteur informel rek ñoo fa nekk parce que ñoom ñoo war a ëpp xam-xam sax parce que ñoom ñoo jàng ñun jànguñu kon ñoom waroon lii ñu leen di avertir ñoom ñoo ko waroon njëkk a xam ba taxaw si mais taxawuñ si ba musiba bi ñu dal ñu doog a ñëw taxaw naan nit ñi massa loolu la ñu bëgg mu jeex si dëkk bi. Voilà. Ensuite Ndiaga maanaam responsabilité xalaatoon nit ak responsabilité partagée lañ c'est vrai foofu wàllu maire yi am nañ si li nga xam ne moo di part de responsabilité waaye itam yenn ci commerçant yi parce que Cheikh Lo bu Sénélec mu ngi may seede. moom mooy chef service technique ànd nañu ak journalistes yi benn bés boo xam ni lu mat 43 blanchiment clandestin la ñu dindi keroog fii li mat na 1 tonne dañoo jala presse bi def ci ay reportage yëpp 4 jours lañ ci tegaat moom moo woowaat journaliste yi ku ci nekk journaliste bu ne mu awaat la ni la dama lay ñaan rek ngir yàlla rek nga demaat ci bërëb ba ñu ñëw fekk ñëpp branché waat mais lan lu tax ñu tëb di branché dañ leen jox autorisation waaw wala déet. waaw xam nga ñu dindi même pas 4 jours ñu ñëw ñu branché waat. waaw xam nga marché gis nga dijee ñun bañ fi toogee ay temps marché bi taxaw lu yàgg fay ñu juuti maire dafa ñëw wàcc ci marché bi ànd ak ay gémi yu bari ku fayul dañ laa tëj ba ñëpp fay kon kooku xam nga ne mooy buur am na doole bu mën a dindi dara bu taxaw bu amee volonté bi dëgg loolu dootu fa amati mais xam nga lee fa am tey su doon bëccëg la musiba am nit ñi dinañ box-boxloo ba dee et cetera yu mel noonu dina fa am mais nag boo xoolee nit mënul yar morom ma borom kanting mënul ni ambulant bi doo def lii. ba ambulant bi tamit mënul wax borom place bi taxawee ñun ki nu mën a atte taxaw ci marché bi fexe ba mu am ordre waa mairie la ñoo war a loolu liggéey boobu seen loxo la tegu comme ñoom buñ ko deful ñoom ñoo joué wul seen rôle waaw il faut que ñu joué seen rôle pour marché bi tegu ci yoon parce que ñoom man maire Jatara dem naa ba ci bureau mat na 1 an. ma ne ko monsieur le maire sa bureau yi nga nekk bala nga fi xëy si chaque jour dañ koy aménager ba mu normal nga doog si mën a xëy si toog di liggéey ñun marché la ñu am mooy suñu bureau kon bëgg nañu ku ñu ko tegal si yoon ba marché bi tegu si yoon ba nu mën fa xëy di liggéey mais marché bi boo demee bu tawee kenn bëgg fa dugg bu salte canal yi bouché lépp fa nekk boo demee doxantoo tuuti ba marché Sam musiba fa am ki xel jigéen ñi sax seen xel nangootul ñu fay jënd sax naan dañ koy def seen biir cin loolu ñaaw na boo demoon ba Dakar nga taxaw fa ni leen Thiès amul marché de poisson kooku dañ naan la loolu kenn mënu ko xalaat mënul nekk benn bayal la ñuy def ku ñëw lal bu nu paree ndox mi bu waa jaxaw yooyu gis nga musiba lu ne waa jaxaw dañoo kaas ba sonn mënuñu si dara parce que lan la mairie bu taxaw ni man am na financement pour marché de poisson 700 millions ñu ne la fan ngay def marché bi nga taxaw ne awma suuf su ma ko def kooku loolu liggéey ku ne xam na ne kenn mënu ko dégg li nekk ci suuf ci Thiès ñu jël ko daggat ko jaay ko def ko ay kër fu ne ñu taxaw fa ba tey fu nu taxaw. bëgguñu ko woon yóbbu Ngent ba mu am ay coow marché boobu. waaw xam nga li ma lay wax naan yóbbu nañ ko Ngent mu am problème. loolu du lay. gis nga mesure d'accompagnement yi ci war a am. boo ko fa tegee. waa Ngent duñ ko bañ. moom lañ ci deful daal maanaam. waaw moom lañ ci deful. parce que il faut que nga expliquer population bi ni leen nii lay def parce que marché Sam ku ko romb bul nee la lu mel nii lan lay defal doo ko bëgg mais il faut que ñu wax population bi ni la ñuy def fii du lee waa ñu doo ko nangu mais marché Sam kenn bëggul dëkk ak lu mel noonu loolu moo amul ba tax tey ñu ni financement boobu dugal nañ ko ci VAR bi mais kenn sentirul fu xaalis boobu duggee ci dëkk bi.
defar nañ ci ay tali am na ay tali yu ñu ci defar nañ ci avenue El Hadj Omar bi bon ci maanaam jokkoo yi ñuy jokkoog ñi nga xam ni ñoom noo di waaye taskati xibaar yi defar nañ ci avenue El Hadj Omar am na yenn yoon bee ginnaaw stade Jëm Lat Dior. waaw jekk laat ci xam nga man kii gis nga chantier boobu. avant muy commencé man yàlla def na mus naa see toog ak maire Diatara. mu wax ma si ba joxoon ma papier bi lépp mi ngi ak man ma denc. parce que financement ADM boobu bi ñu koy def ak tali yi loolu jot naa si am ay kii yu baree. ay firnde waaa parce que temps Ablaye Wade la waroon a démarrer Ablaye Wade bloqué woon marché bi ba ñoom mënuñoo liggéey dara président Macky Sall bi mu ñëwee la blocage yi amoon si yooyu yëpp mu dindi ko ba tax ñu mën a defar tali yooyu ngay wax kon. loolu Macky Sall. dañuy féliciter Macky Sall parce que chantier bi de 2009 la woon. la waroon a dem Ablaye teg ci tànk. mu teg ci tànkam bi président Macky Sall ñëwee si la ko dindee ñu mën a defar tali yooyu kon nag loolu dañ siy féliciter président parce que moo tax tey bu ñu taxawee fii naan président day xeex waa Thiès kooku xam nga ni wax ju tegul fenn la. waaw parce que bu doon ni Ablaye Wade lay doxalee kon fa ko Ablaye Wade bàyyi woon foofu la koy bàyyi kon tali yooyu tey du mën a am bi jaar Medina Fall du mën a am avenue El Hadj Omar boobu tali boobu du mën a am. kon Macky Sall am na lu mu ci def ba tax tali yooyu mën a taxaw kon nag loolu dañ ko ciy gërëm. bu baax a baax moom maire bi moom yëkkati na ay kàddu sax daal di wax ay yenn ci doomu Thiès yi nekk ci gouvernement bi. dañu détourné ay projet yooyu xam ni c'était pour Thiès mais ñu koy xeexe maire bi yóbbu ko yeneen dëkk. waaw xam nga loolu tontu ko yomb na waaw koo xamante ni si moyens yi mu am as tuuti lay jël di si dimbali waa Thiès bu amoon projet bu ngand boo xamante ay canalisation yi dina ko indi ndax yàlla waa Thiès jox ko dëkk bi. loolu yanuwul maanaa sax ngew dem nga Ngent dem nga Sampaate gis nga Ngent inondation ya fa doon am ni mu méttee xam nga lan ko dindee lan fa def matul 2 millions kooku maire bu am budget 3 milliards mën nga taxaw ni mënoo dindi loolu. Thierno Alassane Sall moo dem yóbbu fa benn pokolin ñu dégager kii bi nekkoon foofu ndox mu dem ba inondation yi nga naan dégg Ngent xam nga ni ren amul Sampaate comme noonu loolu manque de volonté moo fa taxaw ba. loolu mënul maire yi defu ko parce que lu ñu bëgg fi ne actuellement dëkk bi taxaw ñu jox leen budget 3 milliards ñu taxaw du ñu def dara ci dëkk bi lu fi yàqu rek ñu ni état la pour bëgg a jaxase état bi ak waa Thiès léegi nag nit ñi nag ñu yeewu lañu ñun dañuy suñuy recette lañ leen di jox ba mun mat ñuy def recouvrement ba mat 3 milliards kon war nañoo taxaw tey jii defal ñu bilan pendant 12 ans yu ñu yor mairie bi budget 3 milliards pendant 12 ans ça fait 30 milliards et quelques war nañ ñoo wax fan lañ ko dugal boobu bilan lan leen di laaj lan lañ wax nañ ko def mais pas ñuy taxaw fii loo leen lee bilan rek ñu ni chantier Thiès yi loolu di bilan 30 quelques milliards kooku presque mook chantier Thiès yi toll kon war na mën a am fu mu feeñ ci dëkk bi waaye kenn mënul taxaw fi ne gis loo xamante ni da nga naan lii maire bi moo ko defal ci 30 milliards yooyu xanaa dooni ma 2 voies yi te loolu waa ADM moo ko kii ay bor la yu nu fayagul sax waaw kon nan def bilan boobu loolu lan lay waa Thiès di xaar. waaw ñu teg boobu baaraam foofu dellusiwaat si marché bi dafa am fu ma tolloon xam naa loolu nga doon wax ni. pàcc la boo xam ni am na lu ñu ko jagleel si li nga xam ne moom moo di émission Place de France bi tey jii mbokk yi ma leen di fàttali yéen a ngi si Place de France l'émission politique de la rédaction de Sud FM Thiès ñu ngi dalal tey jii responsable politique APR ci zone nord di Ndiaga Wade waa ci marché bi suñu si dellusiwaatee tuuti. musiba bi am na ba léegi xel yi am na ay jiixi jaaxa si diggante ambulants yi ak ñi nga xam ne ñoo yor cantine yi parce que gis nañu Augustin Tine ba mu fa ñëwee ci ngoon nga xuloo am na fa xeex sax am na fa diggante ambulants yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ay cantine ñooñu nga xam ne ñoom nee nañu ñun ñoo yor légalité ñi yoruñu légalité parce que ministre bi dafa ñëw commencé di wax ak benn femme boo xam ne dafa am cantine ambulants yi ñoom ñooñu la yàqu lu jóge fa ñëw tas mbooloo ma xuloo ba tous les jeeg maala ji ba ministre bi ak entourage am sax ñoo leen mujj calmer donc il y a déjà un problème entre ñii nga xam ne ñoom nee nañu ñii waruñu fee ne xalaatoon ni loolu foofu la ali kalaj bi nekk d'abord parce que am na ñoo xam ne gis naa ci ñi nga xam ni ñoom dañu yor ay cantine mais dañoo kontaan ci affaire bi li ma la wax lu leer la am na ñoo xam dañ ni waay ñi nga xam ne amuñu këyit ma xala xamuñu doon sax lu leen di dal mais foofu déjà il y a problème yow mi nekk ci marché bi nan nga gisee situation bi ak lan la mën a defee pour pallier à ce phénomène. waaw xam nga boo xoolee lakk bi musiba bi mu am yemul ci ambulant yi rek dégg nga ni plus de 38 cantines yu ci lakk kon borom cantine bu taxaw kontaan ci xamoo ci li ngay kontaan lu mu doon gis nga baadoo la mënta yar morom ma muy ambulant bi di borom cantine bi dañ leen a war a teg ku ci nekk fa nga war a nekk marché bi boo duggee ci biir am na ay table yu fa nekk am na sax ay cantines yu tëj. li leen war a fexe ba ku ci nekk fa nga war a taxaw nga taxaw nekk fa
loolu nee naa la liggéey boobu daa am ñu ko war a def ñi ko war a def ñoom gis nga désordre bi ci marché bi du ambulant yi rek borom cantine yi da ngay gis ku jëndee ay marchandises ba ci biti. kooku dañ koo war a fexe mu delloowaat marchandise bu dugg ci biir am na ay borom cantine yi génne seen bagage ci biir. ba ci biti ba tegu ci kaw tali bi pour mën a concurrencer pour gars yi bañ a gis seen bagage yooyu yëpp mooy désordre rek. waaw nga gis jël pousse-pousse am aussi teg ko ci digg tali bi yooyu yëpp lu dul yoon la quoi il faut que tamit nit ñi Sénégal. laaj na organisation des marchés. voilà ministre bi mu taxawee foofu dafa leen wax carrément lu leer ni leen gis ngeen lii ndogalu yàlla la masawu nañ leen bu baax mais nañ xam ne nag ndogal boo gis am na loxo bu ci nekk. parce que li fi xew nii nga gis fiir jóge fii jëm fee et cetera ku ko romb dalul xel xam nga ni lii musiba moo ci mujj kon nag loolu dimbali ambulant yi mooy fexe ba loolu deñ parce que li ñu lakkale tey ñii ay millions yu ñu leb la. waaw kooku boo leen bëggoon a dimbali da nga leen naan tawgal fii nga liggéey pour musiba bi bañ a dal sa kaw parce que ñoom xëy na ba ñuy def loolu dañoo xamul parce que bu ñu xamoon ni musiba bii mooy dal seen kaw du ñu xëcc fiil fii yóbbu fële. waaw loolu nag kooku boo ko bëggee dimbali da nga naan ko lii kat baaxul defal lii moo gën waaw parce que ñoom tamit looy bëgg a jaay li ngay jaay bu tàkkee kon fooy jëleeti looy jaay kon nag dimbali leen mooy fexe ba teg leen ci yoon loolu nag dafa am ñu mu war. lan mooy problème bi parce que ñoom am na wax nga ko léegi am na place bu ñu leen bëggoon a yóbbu. dañoo bañ wala yëf yi dafa mujj a antu. bañu seen bopp waaw bañuñu boo xoolee comme li ma lay wax DJ marché bi dañ ko seetaan. dañ ko seetaan carrément dama ni keroog maire yéen dara ñoru leen ci marché bi lu dul recette bi ngeen fiy jëlee saa yoo leen wootee waxtaan ci marché bi rek mooy bloqué nañ recette bi ngeen di jëlee ci marché bi loolu rek moo leen fi ñor ba tax ngeen jël parce que marché bi boo xoolee amoon na place bi nekk ci ginnaaw Saam wax naa la ko place boobu bi ñuy defar marché bi ñu fa toxalee ñi fa nekkoon dañ ni ambulant yi lañ fay indi mais yóbbuwul leen fa taxaw gis cantine yi ñu koy jaay benn par benn ñuy tabax di tabax ba place boobu léegi amatul. ñan ñoo fa nekk léegi foofu. ay ñeneen commerçant rek. ñoo ñëwaat ay ambulant. ay ambulant lañu ak ñu nekk lañu ñëw yóbbu fa ba mu jeex te tamit ñun sax am nañu sax lu ñu gën a metti parce que ñun dëkk bi dañ fi am ku ñuy wax ni mooy kilifa dëkk bi. kilifa dëkk boobu ku ne xam na ko mooy Idrissa Seck comme que moom lañ fi fal moom am na loo xamante ni sax buñ koy wax naan diw daanaka dañ koy yeb rek. ñun duñ ko gis benn yoon suñu problème gis Idrissa Seck daanaka mën nga ni moo gis jinne ñooy am kenn mënu ko gis dëkk boo xam ne bala nga fa ñëw mooy musiba am na fa tabaski ak boo soxlaa kàddu nit ñi naan votel leen ma ak boo bëggee ñu xeexal la kooku bul na tegee ci dëkk bu mel noonu nga ni dëkk bi lii la moo fay indi xam nga ni dëkk boobu ñoru la dañu waxante dëkk bi ñoru la ñun nag ay doomu Cees waa lañu nekk ci dëkk bi am sunu fulla ak sunu fayda nag kenn du ba taxaw kenn ni diw moom dëkk bi gis nga ma wax la foofu benn affaire dañ ko may sens mu am lu mu defar ci dëkk bi waa Thiès jàppale ko xeexle ko ba tax mu am li mu amoon 2000 ba 2004 mu am lu bari lu mu def ci dëkk bi mu fi jógee mu gëmloo waa Thiès ni Abdoulaye Wade damay xeex waa Thiès ànd ak seen ngor ak seen fulla ak seen fay di ko xeexle ba Abdoulaye Wade jóge fi kon lim ñu waroon a faye tey mooy dimbali waa Thiès ba waa Thiès mën a bénéficier wu ci lii fi nekk tey jii nii mais mu bëgg ñoo continuer waat ci beneen combat boo xamante ni kenn mënu ko justifier kon nag ñun waa Thiès dinañ taxaw bañ loolu parce que loolu tamit mënu ne boo demee marché am na centre commercial bu fa nekk bi ñu jógee ci marché bi am na réunion bu ñu def ñoom li ñu wax ni centre commercial bi bu ñu ko àggale woon ñu fexe nun fa recaser ambulant yi mais centre commercial yooyu ministre dafa leen wax lu leer nañ ni leen yéen li ngeen bëgg mooy bàyyi fi bâtiment bi mu ni mëng ku ñëw ngeen naan ko voilà gis ngeen état bi àggalewul kii te centre commercial bi mun leen jëm leen a trouver ay moyens ngeen àggale centre commercial bi. pour maire bi àggale ko. maire bi àggale ko. mën na ne waaye nag kooku ay chantier Thiès la chantier état bi la woon de kon est-ce que loolu mën naa ne ay projets yoo xam ne réceptionné guñ ko maire bi di ko yegle parce que jatara ci boppam laaj boobu sax dama ci bëggoon ñëw moom lay yëkkate ay code wax ni daal bokk na ci li nga xam ne moo gën a jafe situation marché bi ba ambulant yi amuñu fu ñu ne mooy manque de réception li nga xam ne moo di centre commercial boobu nga doon wax léegi ni ça fait presque 200 cantines mi ngi naan sax na ko état bi jàppale maanaam ñu def tout ba réceptionné ko comme ça ambulant ñu mën leen a yóbbu foofu wax na sax affaire policiers municipaux yi parce que nee na ba ñu leen dugalee ci fi nga xam ne moom moo di ci police nationale bi ba léegi dañuy am problème mu ay intervention bu fa ay jafe-jafe amee lan nga ciy tontu. waaw problème centre commercial boobu kooku li ñu si mën a tontu lu leer la état li mu leen wax lu leer la nee na leen ñëw leen ñu signé benn convention ngeen jéem a xool nu ngeen di amee xaalis ngeen àggale ko boo leen ko àggalee recette ba fay jógee kooku si poche mairie lay dugg
patente yéen fay récupérer si poste maire lay dugg loolu nag kon bu ni loolu foofu blocage état bloqué wu leen li ñu bëgg ñoom mooy bàyyi fa bâtiment bi noonu bu nit ñi di ko gis ñu naan état bi moo àggale sax mais ki lay wax ni la ñëwal ñu signé convention nga àggale bâtiment bi jël say recette kooku wax dëgg yàlla ubbi na la bunt yi kon nag ñoom bu ñu amee volonté nañu ñëw jël centre commercial bi àggale ko mais buñ ñu layeti waa Thiès mukk naan ñu chantier état la mënatuñ koo àggale kooku du wax. gis nga ci problème police municipale boobu ngay wax boo demee Dakar maire bu Dakar Khalifa Sall moom moo recruter ay agents boppam ñoom ñoo ko nekkal ci marché yi yoral ko fexe ba marché yi am ordre kon nag bu ñu wax ni problème police municipale yi ñaar dong lañu woon ci marché bi bu defee li Khalifa Sall def Dakar kon ñun di marché bi dina mën a tegu ci yoon na recruter ay agents bu leen tegee ci marché bi dinañ mën a fexe ba marché bi tegu ci yoon mais loolu nag du nag dijee du ni budget bi mu am nag loolu mënu ko mën na ko def. waaw kon ngir jeexal ci wàllu marché bi ñëw ci situation politique bi ci diwaanu Thiès gis nga nag Olof Ndiaye nee na su ndox tuuroo an bàq des am nañu sax nee nañu rootiwaat sax moo gën n'est-ce pas. xam nga li am na ba noppi. gis nga day musiba am na fii. ay dizaines de millions dem na. ñoo xam ni dañoo demoon leb ci banque yi dégg nga ci maanaam ci rajo yi xale yi nga xam ni wax dëgg yàlla la ñu amoon yëpp lañ ci def am na ñoo xam sax dañu daal di xëcc di jooy ay rangoñ mel ni ay xale yu tuuti. léegi gis nga musiba bu am na li ci dem bari na léegi ku nekk ngi wax solution nangam léegi qu'est-ce qu'il faut parce que ñooñu léegi xam nga tabaski léegi mu ñëw te xam nga ni du tabaski rek moo jëm ci wàllu marché parce que luy war a continuer la marché bi nii jamono ji yow yàgg nga ci responsable politique nga APR yéen a ngi au pouvoir lan nga waroon xalaat tey comme suggestion suñu ko defoon au moins xëy na jafe-jafe yi dina wàññeeku ci marché bu Thiès. waaw ñooñu liñ leen war a gën a ma njëkk a taxaw mooy dimbali leen te loolu ma ci gërëm Pa Moustapha Diop bu UNACOIS parce que ñoom démb rek bi fa ministre Alioune Sarr ñëwee ñu ngi ci doon xalaat pour nan lañ leen di dimbalee mais nag am na beneen affaire ba am ñun suñu dëkk bi am na budget social plus de 200 millions nan ci xool nan lañ ci jóge pour dimbali ci ñii nga xam ne ñoo lakkale pour boog au moins ñu wane boog ni affaire bi naqari na leen 200 millions yooyu teguñu ko fa pour politique wala ñu koy jox nit muy ngénte wala muy leneen pour que musiba bu mel nii dal teg sa kaw pour ñu sàkk sa xool nu ñu la dimbalee kon maire bi budget boobu ñu leen jox ngeen am ci budget social 200 millions yëkkati leen ci ngeen dimbali ci ñi nga xamante ne lakk musiba bi dal na seen kaw ngeen dimbali leen bu baax a baax loolu daal la ñuy sàkku ci maire bi pour mu jéem a xool nan lañ leen di dimbalee. waaw dimbali leen ñu ñëwaat ci bërëb ba wala toxal leen feneen parce que tam bu ñu leen dimbali itam bu ñu ñëwaat le problème reste entier. non waxuñu pour dimbali leen nit ñi ñëwaat xam nga nit ñi marché bi. boo xoolee ci biir marché bi am na ay table yu nekk foofu lan leen jéem a xool nan leen fay recaser. beneen marché bi fan exactement ci marché bi fan. ci biir marché bi am na fi jaaykat. daal ci biir cantine yi. waaw am na fi jaaykat daal yi nekk am na cantine yoo xam ne sax am kenn nekku fa dafa tëjee yooyu yëpp mën nañu xool nan leen fa recaser ba ñu teguwaat ci yoon loolu mën na nekk ñi nga xamante ni ñoo lakkale boo gisee ñu di dimbali leen ñu ngi jub feetu tabaski. te ay borom kër lañu ñii jëndoon nañu marchandise mu lakk li leen di mën a dimbalee pour fête bi ñu jëm bañ a yàqu ci ñoom ñu xool loolu nan la leen ci taxawoo ba lii passé ñu jéem a xool nan la ñuy amaatee beneen solution pour marché mu gën a mën a teguwaat ci yoon. waaw xalaatoon itam jéem nañ ko mënu antuwul mooy déguerpissement bi maanaam ñu jóge fa parce que xam nga loolu borom cantine yi kaas nañ ko ba sax def am na fi ay xeexew yu métti il y a 2-3 ans ci ginnaaw jëm leen fay jóge jëlee ñu xeex ak GMI et tout ça déguerpissement bi itam ban jàngat nga ci am na ñu noonu c'est la seule solution wutal leen feneen ñu jóge fa parce que bañ ko defee maa ngi fàttaliku ci ngoon ga boo fa jaar da nga naan fii du marché waaw xam nga boulevard bi dafa leer nañ ñi da ngay gis ba ci kaw a kaw poste courant. xam nga nit ki boo nee ko bàyyi lii da nga naan ko jàppal ci lii man li ma mënul gëm ñu jox la dëkk nga ne awma solution waaw parce que marché bi. ambulant yi seen problème dafa sensible de. waaw sensible na mais li xewoon Dakar moo gën a pur mat na fukki yoon li nekk Thiès mais kay volonté bi mu amee volonté politique pour régler na ko même pas état jàppale ko mu régler ko lii man teew naa préfet ni leen bis boo leen amee volonté man dinaa leen jàppale ñu régler lii ba mu teguwaat ci yoon. kon nag léegi li naan ci ñoom la des pour lii ñu mën ko saafara une bonne fois pour tout parce que saafara bi nag du question dañuy jële fi pour xeex doomu aadama parce que loolu dafa nekk njariñu ambulant yi nekk njariñu commerçant yi parce que buñ ko dindiwul buñ fa texuwul ba marché bi tegu ci yoon lu mel nii moo fi am te lii xam nga ni baaxul ci ambulant yi
ça lépp marchandise mu tàkk kooku musiba la si yow kon nag nañ fexe ba ñu àndandoo ñoom ak commerçant yi ak waa mairie bi tamit am volonté gunge leen si loolu ñu fexe ba ku si nekk fa nga war a nekk ñu teg la fa. loolu daal la ñuy waaw yaa ngi wax foofu balaa may génn carrément si fànn boobu ñuy wax wàllu commerce ba léegi. c'est l'occasion nga joxe tam sa xalaat si wàllu jakarta yi gis nga presque c'est le même cas que ambulant yi. bëgg leen dindi ñu ni déet bu ñu leen dindi ba musiba am parce que avec xale yi nga xam ne amu ci lenn lu ñu jàpp ñu ci bëri dañoo jël xaalis lépp pour jënd moto. pour terminer si wàllu jaayanteeg jëndanteeg wàllu kom jakarta yi lan nga ci xalaat comme solution. waaw xam nga jakarta yi mën naa ni phénomène la ni mu duggee à Thiès jaaxal na ñëpp ñun it liñ si ñaan mooy ñu gën leen a organiser fexe ba ñuy takk sol ay casque ñu xool ba fexe ba xale yi nga xamante ni mënaguñu am permis ak matagun ko ñu fexe ba jële leen si parce que tamit ñu ngi def ay musiba si dëkk bi accident yi bari na lool nit ñi dee guddi ak bëccëg loolu teguwul si yoon parce que tamit doo gis xale bu ndaw boo xamante ni yow war na boo amoon oto doo ko jox nga jox ko moto yàpp si nit mu topp si ginnaawam di tërërëri kooku bu si musiba amee dan naan yow la kon nag ñu ngi ñaan tamit ñi nga xamante ne war nañ see jël ay matukaay ñu jël si ay matukaay yu wér ba fexe ba ñuy sol casque fexe tamit bay bàyyi supporter 2 personnes si benn moto loolu yëpp tamit ay loo xamante ne waaye tamit di jëfandikoo ñool booy dañuy jëfandikoo tat la ñuy def nekk ci tali bi guddi gi moom lu leer laa la wax am na ab bërëb bu ñu nekk fii saa yu frombe di dem cyber ba da ngay gis ñu fees ba del benn bés daal loolu problème sécurité la mooy li nga wax noonu loolu aussi tamit état bi war na ci taxaw fexe ba sécurité am ci dëkk bi mooy parce que mande di dawal moom ku ne xam na la muy jur voilà fexe ba sécurité am mooy fexe ba yu mel noonu tamit nga taxaw loo gis lu ne am na ko ko war a kii ñi war a taxaw ci loolu am nañ fi police am nañ fi gendarmerie kon war nañu veiller ci loolu ba lu mel noonu jóge ci dëkk bi voilà jërëjëf mbokk déglukat yi ma leen di fàttali yéen a ngi seen émission Place de France l'émission politique de la rédaction de Sud FM Thiès ñi ngi am suñu ganu tey di Ndiaga Wade responsable politique APR de la zone nord léegi nag ñu ñëw ci wàllu politique n'est-ce pas maa ngi ko wax naa ko léegi rek ci say ndomb tànk waa nan nga def bu dugg ci politique Ndiaga waaw man li ma dugal ci politique mooy politique ñu bari dañ naan politique baaxul ndax ni ko nit ñi defee ba tax ñu bari sib ko mais politique dara ëpp ko njariñ ci askan wi parce que ci politique rek nga mën a sukkandiku pour li nga bëgg xeexal sa askan ba li nga bëgg nga am ko bu fekkee am nga ci gis-gis bu baax parce que tamit dañ ni politique bantu mbedd la boo ko rembe foroo ko keneen dina ko for dóor la ci kon nag politique lu ñëpp war a lu leer nga wax waaw lu ñëpp war a def la parce que dama koy faral di wax ñun Thiès fi ñu nekk dafa métti képp ku am xam-xam wala nga am doole war ngaa jug wax ci situation bi Thiès di dund parce que boo xoolee li nar a dal Thiès di nga gis nga dëkk yu bari dañu dem ba dëkk yi dañu fay boo xoolee Sénégal dañ doon wax naan Saint-Louis mooy 2e ville du Sénégal dem ba yàgg ñu naan Kaolack dem ba mu yàgg ñu naan Thiès gis nga Diourbel nga dem ba mu yàgg nga gis Diourbel Touba nangu ko nga dëkk ni muy dunde noonu lay dee bu fekkee kenn taxu ko Thiès gi buñ ko taxawul day dee looloo tax lépp waaw li tax loolu gis nga autoroute à péage bi ñëw ba Diamniadio ñu war a def foofu benn pôle de développement mu war a jógaat autoroute bi jógewaat foofu dem Mbour AIBD gis nga loolu bu nu waa Thiès taxawul ba autoroute bi continuer ba Thiès jóge Thiès dem Touba wala mu jóge Thiès dem Saint-Louis kon Thiès day dee voilà te loolu nag ñun dañoo bëgg waa Thiès doomu Thiès yi xam ni situation bi dëkk bi toll ñi am xam-xam taxaw wax ak waa Thiès ba loolu ñu mën a taxaw xeex ba loolu mën a nekk ñun am nañ ay doom yu nekk ci état bi nan leen jàppale ba ñu mën a def seen combat boobu parce que boo xoolee 2000 waa Thiès dañoo jàppale Idrissa Seck mu am doole ba tax la lépp lu mu mën a xëcc mu xëcc ko dugal ko bee Thiès kon amaat nañ yeneen doomu Thiès yu fi nekk ñu mel ni Thierno Alassane Sall ñu mel ni Augustin Tine nan leen jàppale may leen doole ndax ñu kii parce que dëkkuñu Dakar ñoom duñu ay doomu Dakar duñu ay doomu Kaolack ay doomu Thiès lañu kenn gënu leen a bëgg dëkk bi bu ñu sañoon li sa waay def ci dëkk bi ñu def fi lu ko raw fuuf mais ne leen waa Thiès jàppale comme ni ñu jàppee loolu ñu mën a combat boobu ndax Thiès mën a bañ a fay sinon bu ñu toppee yenn xeex yi ak yenn def yi Thiès day disparaître carrément ci carte Sénégal. waaw lan moo la dugal ci APR. waaw boo gisee bi may dugg ci APR lu mel na gëm-gëm moo fi tax a dugg parce que président Macky Sall man parce que avant may dugg APR mënoon naa dugg PDS mënoon naa dugg fenn mais bi ma Macky Sall yónnee ndaw mu ñëw ba ci man seet si ma jour boobu bi ñuy dem. boobu mu ngi ci opposition bi.
mi ngi si opposition bi c'était en 2009. boobu fekk nañu mu jóge assemblée nationale. man ak Madabo chef de cabinet ministre bi ñoo àndoon jour boobu dem ak Assane Mbaye ba ñu demee keroog toog si président Macky Sall lim ñu wax dañu Sénégal fi ne nii pour ñu defar ko il faut que nit ñëpp fàtte seen i intérêt mooy kenn bañ a jël sa intérêt teg ko si kanam waaw nañu fàtte xaalis fàtte daraja fàtte lépp ñu xeex ba lu lii fi Abdoulaye Wade yore réew mi mu jóge fi ngir ñu mën a tabaxaat Sénégal bu bees loolu discours am boobu moo ma convaincre ma ne ko bu ma ñëwee si yow fii boo ma waxoon xaalis wala nga jaay ma daraja du ma dugg APR kon du ma ànd ak yow mais li nga ma wax nañu fàtte suñuy intérêt ñun ñëpp ma gis ni yow aussi tamit fàtte nga say intérêt ndax actuellement temps boobu jaraloon na lu bari Abdoulaye Wade. mu démissionné assemblée nationale démissionné maire. delloo lépp ni day wuti. loolu combat boobu nag la ñu ànd ak moom dem wuti ba yàlla jox ñu réew mi tey ñu koy ñaanal aussi tamit réew mi diis na lool bari nay jafañ-jafañ yu ñu ko fi bàyyil ñu koy ñaanal yàlla may ko doole ba jafañ-jafañ yooyu. waaw dinañ ci dellusiwaat ni réew mi doxee waaye nag yaa ngi si diwaanu Thiès ku ni Thiès wax situation politique bu doy waar. léegi rek am na loo ci jot ji ñi ba naan la nañ si yegg si kii nga xam ne moo di maire bi fi nekk di Idrissa Seck moom toog na ni daal bis bu ko Thiès bàyyee mu daal day bàyyi politique. dégg nga sax ñii nga xam ne ñii ñoo di ay ñoñom coow li muy bëri yëpp nee nañu ñii daal dañuy sonal seen bopp xam naa bés bu élection ñëwee dañuy toog fële ca naaj way jooy parce que lii nga xam ne moo di Thiès mënuñu ko nangu ci loxo Idrissa Seck te kat gis nañ ni lii nga xam ne moom la ñuy laam-laamee si dëkk bi ni yéen seen responsable yi ànduñu yàgg nañ ko fay wax ñii naan Augustin moom département bi muy kaas naan lu tax Thierno Alassane Sall di fa ñëw kii naan ko yow yawal foofu sa département bul ñëw fii yooyu yëpp ay yaakaaroon ne ay gàllankoor la ci li nga xam ne moo di conquête dëkku Thiès bi pour yéen APR. boo gisee ku naan Idrissa Seck moom Thiès mooy borom dëkk bi dëkk bu ko waa Thiès. bàyyee moom wax na ni bu ko waa Thiès bàyyee mu bàyyi politique. waaw mais moom na jàpp waa Thiès jàpp waa Thiès mooy da ngay toog 2 ans doo teg sa loxo si dëkk bi doo teg sa tànk si dëkk bi toog la fi indi tabaski marché bu lakk wala nga ñëw soxlawaat seeni voix kooku boo nee jàpp nga waa Thiès man mënuma gëm loolu. kon kooku bu nee jàpp na waa Thiès jàppul waa Thiès ñoo ko jàppale tamit waaw Thiès nag bi ñu ko jàppalee def li war si moom lépp moom delloowu leen jukkal kon waa Thiès tamit ni fi ne nii yeewu nañu nit ñu am fullaa si nekk nee na du ñu jox seen maire koo xamante ni du fi teg tànkam daf leen a sax xeeb nee na moom bëggatul sax maire bi li muy yootu mooy fauteuil présidentiel bee la soxla kon kooku du koo xamante ni moo nuy tardel ñun nag bala ñuy wax fauteuil président bi nañu wax suñu dëkk ba pare waaw dëkk bi lan la dénk dañ ci def li la war ba pare doogal seeti feneen mais deful li ko war tey la Thiès jox ko ñoo xamante ni amuñu benn xam-xam nekk wuñ fi lu dul jaay suuf seddoo xaalis budget social yi et cetera yu mel noonu mënuñu dara marché de poisson mënuñu ko tabax ci dëkk bi mënuñu dindi mbalit mënuñu taal lampe tey la ñu mel noonu ci dëkk bi kooku yaakaar naa ne lu dal Thiès tey responsabilité mi ngi ci biir ba pare boole ko di privilège yi ko Thiès joxoon bàyyi fi dara mi ngi jël salaire am mi ngi voyager ci titre ci mairie bi mi ngi ciy def lépp ba pare tegoo fi xam nga nit booy woote naan jullit nga da ngay fexe ba li ngay dunde na lew parce que lekk riba mënta passé ngay fay ko salaire mairie bi di bénéficier aussi ay privilèges yi sa maire bi joxe di voyager di dem France tout te liggéeyoo loolu mairie bi dara loolu yaakaar naa lekk riba mënta passé loolu kon boo ñuy jox ay aaye na nga fexe ba li nga ñuy jox yow ngay dund lu mel noonu loolu daal la ñuy. waaye yéen itam xool leen seen góom bi ngeen bàyyi góomu jàmbur yéen ñenn ñi. mënu leen ànd déjà. gis nga seen leader yi fi nekk ñii ñëpp ñi ngi ci gouvernement bi. mënuñu leen ànd loolu ñu ngi ko doon laam-laame et puis ça se voyait dans les émissions interactives. kii di xëcc fii kii di xëcc fee. ba sax gis nga ñi nga xam ne ñoo ànd ak docteur Papa Amadou Ndiaye. xam nga daal ni ñu sóobu ci langue yi ku nekk naan mën a di fëgg dënn. xam nga politique adversité mënu see ñàkk. mais amul ay ennemis. gis nga docteur Tine moom ngay wax ak Thierno Alassane Sall chaque jour ñu ngi waxtaan pour xool nan la ñuy def pour. waaw coow li kon fu mu nekk xanaa. xam nga coow li bari na nit ñi ko ci indi naan coow fii jafe mais ni ko nit ñi waxee amewul noonu xamuñu sax li xew waaw. Thierno Sall parce que démb la mu jeewoo docteur Tine ñuy waxtaan booba pour nan la ñuy tertoo Macky Sall fii pour bu fi jaar di dem Taïba li tax Thierno Sall mujjul dem mooy marché bi lakk moo tax mu ni man tertootuma waaw. te sorte yi nga fa gis ñoom ñaar ñoo ci àndandoo nekk benn docteur Tine Thierno Sall kon bu ñuy wax naan xuloo dafa am foofu tamit nit ñee wax rek waaw merci tamit dafa am loo xam ne leer na naññi Augustin Tine ci département bi la nekk at da mënul yàgg ba mu nekk maire commune de Thiès
Thierno Sall mënul nekk PCR bu Fandène. kon ñaar ñooñu lan pour politique day jékki-jékki rek daal di wasin. waaw mais kon ñaar ñooñu booy wax naan dañuy xuloo kon lan moo leen war a boole bokkuñu sax. problème de leadership quoi laay wax parce que ku nekk naan Thiès man la Thiès man la. waaw xam nga parti bi parti bi am na loo xam ne sax war naa ko ci boole muy docteur Pape Amadou Ndiaye. parce que déjà y a genre de malaise parce que Thierno Alassane Sall kaddu yi muy yëkkati moom mel na ni moom bëgg na mairie bi. te y a déjà un autre candidat déclaré dans l'APR muy docteur Pape Amadou Ndiaye. xam nga parti bu ñu structuré wul mënuñu taxaw foofu la problème waaw mënuñu taxaw ni kii mooy leadership kii mooy lii waaw parti bi bientôt dina àgg si loolu te comme que àgguñu foofu nag mënuñu taxaw di wax si yooyu waaw li ñu man mooy fi ne àndandoo ñun ñëpp boole si ñuy doole pour jële fi lii fi nekk si loolu la ñu ànd docteur Pape Amadou Ndiaye mi ngay wax moom responsable la comme ñëpp. bëgg maire bi waaw mi ngi def li mu war a def. wax na waaw boole ci bëgg maire bi. comme Thierno Alassane Sall am na droit bëgg. waaw mais ñun aussi tamit. yéen tam bëgg ngeen Thierno bëgg na ministre. waaw parti boo gis dafa am ni muy doxee. waaw dafa am ni muy doxee te parti bi mënuñu si Thierno mënuñu si nekk avant Macky Sall di falu di liggéey di massifier ñuy xool parti bi règle yi muy tegu ba egsi fii keneen ñëw ni da ngay tegu si kawam ñu investir la loolu yanuwul sax maanaam yaakaar naa ni sax foofu waxtaan dina fa am pour ñëpp ñu àndandoo nekk benn xool nan la ñuy def ba jële fi bi parce que maire bi tamit ku ne am nga droit bëgg mais tamit li ko dale si maire ba si suuf ñëpp ay conseillers lañu kon ku si nekk nañ xool parti ba nga mën a yor si maire bi ñu jox la ko ni ñu mën a àndandoo jële fi lii fi nekk pour liggéey Thiès. mais yéen a ngi waajal prochaine élection locale yi est-ce que yéen a ngi fédéré dans ce sens maanaam yéen a ngi ciy liggéey. waaw massification c'est vrai que yéen a ngi daje waaye xamuñu est-ce que ay cellules ngeen di def wala da ngeen di def ay réunion compte rendu seen activités yi est-ce que yéen a ngi wut ay nit parce que da ngeen fi bëgg a jëlee Idrissa Seck. xam nga c'est pas dans la division est-ce que fan ngeen toll si wàllu fédération xëcc fii defar ay comité. boo xoolee liggéey bi nit ñaa ngi koy def ni mu waree parce que liggéey bi tamit du liggéey boo xamante ni da ngay naxaw nekk ci kaw di wax rek nit ñi ngay seeti di waxtaan ak ñoom di def ay visites de proximité loolu chaque week-end mën naa ne ñi fi nekk vendredi au dimanche ñoo ngi ci di waxtaan ak nit ñi te Thiès waaye aussi ñu ngi ñuy déglu parce que li leen di wax lu leer la waxuñu leen wax yoo xam ne du dëgg dañoo teg suñu tànk fu leer pour kii ñu ngi ñuy déglu ku yaakaar ni dëkk bi na mu meloon la mel ba tey yaa ngi nax sa bopp te bu élection ñëwee di nga gis leneen loo xamante ni wute na ak li fi nekk dama lay jox benn preuve élection député yi passé législative yi boo xoolee Benno Bokk Yaakaar ñaata la am ci Thiès amul plus de 50% te Idi wàcc na ci dëkk bi def campagne def lépp lu mu deful sax ci élection présidentielle yi mais pour amul majorité investir ci ay député gañewul kon loolu moo lay xamal ni waa dëkk bi bàyyi nañ ko. yaay wax waaw. waa dëkk bi bàyyi nañ ko parce que tamit bu amoon majorité xam nga nit ñi tamit li nga leen di tegal bu leen gënalee dañ koy voter kon loolu mooy li Idrissa Seck proposé waa Thiès bëgguñu ko. loolu tax mënu fi woon am majorité te élection présidentielle yi passé ñu ngi ci am plus de 80 et quelques % lañ fi gagné. élection Benno Bokk Yaakaar deuxième tour waaw deuxième tour. matul 2 ans ñu demaat élection mënuñu am sax 50% kon xam nga ni Thiès bàyyi nañu waaj. loolu da nga jàpp ni chute libre Idrissa Seck la quoi. waaw daanu la. parce que tamit naa la wax leen. mais yéen nag yéen a ngi woon ci coalition bi de. waaw coalition bi bëgg leen ko koo jajax ni. non ñun boo xoolee. parce que dañu waxoon Benno Bokk Yaakaar donte sax ñi ngi doon jiixi jaaxal. voilà xam nga Thiès coalition bi ni mu tëddee woon. député yi ni investir woon Thiès. gisoo si benn député bu APR. liste commune bi fi parce que dañu jàpp ni moom moo doon waa réew mi rek lan loolu defe naa ci li ngeen d'accordoon ak ci coalition bi la ku ci nekk fa nga majoritaire ñu jox la ko tabb say nit waaw loolu nag moo ñu rey kon amul député APR fii Thiès amul député APR ci assemblée nationale Thiès am na député yu fa nekk mais duggul si compte commune bi dugguñu fi voilà kon loolu moo lay waxal ni waa Thiès bàyyi nan waa ji parce que bu fekkoon. ñoo ngi ay député am na fa ay député xanaa. waaw dañuy yóbbaale rek dañuy yóbbaale rek mais bu fekkoonte ni def na lu mu gëj a def dugg ci otom wër campagne amul sax 50% kon war nga xam ni dëkk bi les données sont changées
kon war nañoo xoolaat bu baax nan la ñuy taxawee ba gën a liggéeyaat pour jële fi lii fi nekk daal yaakaar naa ne waa Thiès sax ñoo ko njëkk a bàyyi parce que gisuñu seen intérêt. waaw est-ce que yéen ci circonscription yi sinon si commune d'arrondissement yi fi am na ñett am na maire dëkk bi maire dëkk bi léegi wax nga ni am nañu bëgg. mais nord est-ce que am ngeen fa mentor ak est ak ouest est-ce que taxaw ngeen foofu bu baax pour mën a dem ci élection yi di ñëw. waaw xam nga ñun ñoo ngi di. Thierno Alassane bu mag bi la bëgg moom. waaw mais maire bu mag bi maire commune d'arrondissement yi ñoo la koy jox. kon boo liggéeyee est-ce que taxaw ngeen foofu ba noppi. waaw boo taxawul foofu mënoo demander maire bu mag bi. waaw dama lay laaj est-ce que am ngeen fa dara. ak lan ngeen fa am liggéey bi ñuy liggéey foofu. moo la war a wan ni li tax ñu ni maire bi mën nañ ko gagner liggéey bi ñuy liggéey ci yeneen communes yi la parce que tamit chaque jour ñoo ngi ci dëkk bi di liggéey pour nan la ñuy def ba gagner kii bi quoi dëkk bi. voilà loolu kon liggéey ba nga fay def liggéey bu leer la. wér la waaw seen côté jigéen yi itam nan la tëddee parce que foofu defe naa ni amul problème de leadership amul ay jiixi jaaxa comme góor ñi. waaw non jigéen ñoo ay jàmbaar la ñoom ñëpp ñu ngi liggéey comme ni ñu taxawee si ni mu pare ñoo ngi massifier li ñu man tamit ñu si mel ni ay Ndeye Soukay Gueye ay Seynabou Ndiégène ay Ndeye Kumba mi ngi dégg nii ak yeneen jigéen si nekk ay Rakki si ay yeneen jigéen. Marème Sylla ci yéen la Marème Sylla ñoom ñëpp ñoo ngi si di def lu ñu man ak tamit waa mottali ñi fi nekkoon. jógee si réew mi ñoom Ousmane Mbaye ñoo ngi si def tamit liggéey bu am solo pour ñu mën a gañe dëkk bi. voilà jërëjëf daanaka yegsi nañu si li ñuy cërale woon ci waxtu Ndiaga maa ngi lay gërëm la sant. waaw li ñuy tàggoo mooy ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen waa Sud FM di wax ni émission bu am solo la waa Thiès yëpp ñu ngi koy déglu di leen remercier bu baax si taxawaay parce que tamit yéen a ngi jàppale waa dëkk bu baax a baax. di leen remercier. di masawaat commerçant yi nekk ci marché bu mag commerçant yi nekk marché bu mag ko kenn. waaw parce que metti na lool. ak doomu Thiès yi di wax tamit ministre bi mi ngi leen di mastawu Thierno Alassane Sall naqari na ko lool ba tax na activité yi mu amoon keroog yëpp mu dagg ko. ndax li dal si marché bi di leen masawu bu baax a baax xam ne di ñaan tamit yàlla taxawu leen bu baax a baax. voilà di gërëm bu baax tam Madaba Wade ci yombal bi tamit sunu ñi fi am Madaba Wade di chef de cabinet di gërëm Papa Diallo ak directeur de cabinet ministre bi ak militants yeneen yi responsable yi ne àndal si zone nord bi yëpp di liggéey tamit ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ñu baax lañu parce que boo gisee ak ku mel ni Omar Diop foog nanga ma may ma remercier ko bu baax a baax a baax a baax Omar Diop Pape Fall maire Aw Doucouré ñoom ñoo taxaw jëkkati ma teg si kanam ak Lamine Ndiaye lees Mor Mbaye ñoo ma jiital seen kanam ni ma coordonner fii nii kon ñooñu mënuma jeexal émission bi te remercier wu ma leen maa ngi leen remercier bu baax a baax. voilà jërëjëf mbokk yi loolu moo doon seen émission Place de France l'émission politique de la rédaction du Sud FM Thiès di gërëm bu baax Ndiaga Wade responsable politique APR dans la zone nord di gërëm bu baax Papa Gueye mi nekkoon ci wàllu xarit bi mbokk yi si kanam tuuti ñu ñëw ak yéen seen émission lu dëkk bi wax jërë ngeen jëf. Uute mënta ñàkk naam waaye bu nu waxtaanee uute mënta ñàkk naam